asalaamaaleykum wa rahmatullah. ñu bàyyi sang bi mu joxe nit ñi ñu soog a ubbi. kon boog ci ndigalam ñu jàng Fatiha Falaq ak Naas ak salaatul Fatih fas yéene ubbee ko jotaay bi. asalaamaaleykum wa rahmatullah. ñu ngi nuyu mbokk yi fi teew yépp di jiital ci nuyoo bi suñu sang suñu sëriñ Seyd Cheikh Ahmad Tijani di ko jotal nuyoo ci Seyd Mouhamadul Moustapha ndax buñ ko nuyoo nuyu nañ kilifa gi ndax seen toogaay bi mooy toogaayam fii tey. ñuy nuyu suñu sang bu teel bi Maam Babacar Sy di nuyu suñu sang Seyd Cheikh Ahmad Tidiane Sarr di nuyu suñu yaayi daara soxna Fatima ak soxna Adja. xam naa dañu delloo seeti rek ci suñu 3e jour ci Colisée de l'éveil mu mel ni ginnaaw ouverture bi nga xam ne def nañ ko vendredi bi ñu génn waa pôle physique nekkoon pôle bi nga xam ne ñoo njëkk tàmmali ci Colisée bi mu mel ni ba léegi pôle boobu la ñu nekk ni muy lundi bi passé tey ci àllarba bi ba vendredi bi nga xam ne ci lañ jëm. bu ko defee ginnaaw nuyoo yeeg yépp dañu bëggoon ba la ñuy tàmmali cours bi ñu daal di def comme ni ñu ko defee woon bii passé indi li nga xam ne mooy vidéo du jour su ko defee ñu soog a indi thème yaag yeneen yi nga xam ne mooy point yi ñu bëgg a waxtaane kon nag waa régie bu fekkee ne pare nañ mën nañu indil élément bi ñu seetaanandoo. Même s'il n'est qu'une espèce perdue au milieu de la multitude du vivant, l'humain est sans aucun doute l'espèce dominante à la surface de sa planète. Mais par quels critères se manifeste cette supériorité? Malgré plus de 7 milliards d'humains sur Terre, l'homme n'est pas l'espèce la plus abondante. Loin de là. Les hommes sont par exemple... Même s'il n'est qu'une espèce perdue au milieu de la multitude du vivant, l'humain est sans aucun doute l'espèce dominante à la surface de sa planète. Mais par quels critères se manifeste cette supériorité? Malgré plus de 7 milliards d'humains sur Terre, l'homme n'est pas l'espèce la plus abondante. Loin de là. Les hommes sont par exemple 3 fois moins nombreux que les poules. Même en comptant la masse cumulée de tous ces individus, la biomasse, l'humanité ne pèse pas plus lourd que les fourmis. Les humains ne sont pas non plus les plus grands, ni les plus forts, ni ceux qui vivent le plus longtemps. Si certains requins ou tortues vivent aisément plus de 200 ans, les coraux et des éponges vivent plusieurs milliers d'années. Certaines espèces de méduses sont même capables de rajeunir pour relancer sans cesse le cycle de la vie. Sans accident ou prédateur, elles pourraient être immortelles. Et si on les compare aux autres espèces, les humains sont d'une fragilité déconcertante. Les étoiles de mer, par exemple, peuvent faire repousser tout leur corps à partir d'un bras. Le Moloch hérissé peut tenir des années sans boire autre chose que les rares gouttes qu'il récolte sur sa peau. Quant au tardigrade, cette charmante petite bête fait passer l'humain pour une petite nature.
Il résiste sans problème et pendant des années au milieu intensément toxique et excessivement salé, aux températures de plus de 150 degrés ou de moins 270 degrés, à la suppression totale de nourriture, d'eau et d'oxygène, à des pressions de plus de 1000 fois la nôtre, au rayonnement X et même au vide de l'espace. Les humains ne supportent qu'une petite gamme de températures. Leur peau est très fine, leurs organes faillibles et leur physiologie chétive. On pourrait même se demander comment cette espèce a survécu jusqu'ici. Au regard de son extrême fragilité, la supposée domination des êtres humains ne semble-t-elle pas insignifiante? peut-être kuy observer mën nga ko posé wu sax waaye dafa am yeneen yoo xam ne jar na bàyyi xel ndax képp ku nekk mbindeef yàlla bind la ci kaw suuf xëy na am na lu la nit rawee am na supériorité bu nit am ci sa kaw mais supériorité bi foog ñu xam ci lan la xëy na moom wane na ay critères physiques yoo xam ne moom la ñu ëppalee nit ñoom espèces yi mais kenn ku ci nekk benn wala ñaari critères lay wax ci ñoom mais maam mooñ jàngal ne yeneen espèces yëpp fi li ñu rawee nit seen limite la dontale ëppale nañ ko nit mais ñoom foofu lañ mën a yam mënuñu ko weesu nit nag la yàlla may volonté boo xam ne fi mu jàpp ne foofu la yam mën na di dem ba lu ko yàlla yéene te nag daanaka amul limite beneen bi mooy ak ñoom lu ñu mënti am ci ay critères physiques yu dépassé nit am na lu leen yàlla di doyee waaye am na it leneen lu yàlla di doyee nit bu ko defee ñu annoncé rek thème du jour di dellu ci la dimension physique de l'entité humaine mécanisme d'évolution jotaay bi passé indi nañu li nga xam ne moo composé la dimension physique de l'entité humaine indi nañu aussi loolu yëpp composé ko wala boog entité bi d'une manière générale lan mooy njariñam mais lan mooy njariñam aussi ci contexte évolution bi nit war a def jóge ci stade doomu aadama ngir mat nit mu mel ni tey si la ñu fas yéenee gis évolution boobu noonu sur le plan physique naka la war a nekkee ñu sequ kook suñu ñaari mbokk yoo xam ne waa pôle physique ñoo leen fi yabal suñu mbokk Habiballah ak suñu mbokk Mouhamed Ndiaye tey moom taxawaayu Interpol la taxawee ndax waa pôle spirituel ñoo ñu ko abal ñu fas yéene ñu répondre ci yenn questionnement benn bi mooy dañu tudd baatu évolution de la dimension physique bay waxi mécanisme mais mécanisme mooy lan évolution mooy lan évolution boobu noonu lan mooy finalité am évoluer jëm fan beneen mooy pour nga évoluer lan moo war a daje ci yow ba nga évoluer kon est-ce que évolution am na ay prérequis beneen bi mooy évolution boobu noonu nag comme ñu ngi koy wax rek naka lañ koy mettre en application ci loolu la suñu mbokk Mohamed fas yéene ubbi defal ñu ay élucidation conceptuelle indil ñu aussi intérêt au sujet bi bu paree suñu mbokk Habiballah daal di ñuy indil mécanisme yi nga xam ne ñooy mën a permettre évolution mën a am sans plus tarder dañ leen di bàyyi ñu tàmmali ñu bàyyi Mohamed mu ubbi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما waa Colisée de l'éveil ñu ngi leen di nuyu ku ci nekk ci turam ak santam di jiital ci nuyoo bi sunu kilifa sunu ingénieur moral Seyid Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum di ci teg sunu maam Serigne Babacar Sy di ci teg sunu maam Seyid Cheikh Ahmed Tidiane Sarr di ci teg sangu yu jigéen yi fi toog te diski si jiitu di soxna Fatima ak sangu yu jigéen yi mu àndal ñëpp xam naa mu mel ni li ñu laaj diis na diisul li tax mu diis mooy bu la sa ustaas toogee ngay jàngale li ngay wax da nga dul xam fu mu tegu diisul ndax lépp loo wax te demeewul noonu moom yàlla dina def sutura dina ko joyante mu mel ni ñu dugal sunu yaakaar ci wàllu boobu rek
li tax itam ñu di ko tuddee ingénieur moral ci sunu wàll te mooy lii ñu nekk ci cadre tarbiya nit doon na jóge dëkk ba dëkk am kilifa gu mu seeti toog fa ay at ndax am tokkantalu xam-xam bu mu yaakaar ci moom tey jamono di dem yàlla di mën a def sutura ba nga mën a toog ak koo xam ni dafa lay libérer ci convention yu classique yi la jariñul dara libérer la ci stéréotype yi nga xam ni ñoo lay bloqué ci sa épanouissement spirituel andil la concept yi nga xam ni mooy concept de vie ou bien de survie yi la mën a jariñ dégager la ay cadre d'application yoo xam ni di nga ko mën a appliquer te doo sonn ci contexte boo xam ni itam bu njëkk nit li mu daan dundee ci ginnaaw këram la daan ne te mooy pàq bu mu fa am di ko bay bu amee récolte mu jël dugal ko ci ay grenier li si des yépp temps am la pour mu gëstu tey jamono li mu indi mooy da ngay jàng wëlbatiku am bérébu liggéeykaay boo dem ñu embauché la fa di la liggéeyloo ci sa contrat 8 heures de temps la ñu wax par jour mais léeg-léeg mu dépassé ko surtout bu fekkee da ngay liggéey ci structure privée jamono bu ni toll boo amul kilifa bu la mën a jox yëf yi par rapport ak considération yooyu ba ñenn ñu njëkk ña lañ doon am yow nga am ko yaakaar naa ni dana xaw a jafe sutura boobu nag la ñu yàlla defal ci sang bii toog xam naa bu delloo ci thème bi mécanisme d'évolution de la dimension physique sànq sunu mbokk Lamine wax na ko man pôle spirituel laa bokk ndax boobu ba léegi biñ ma coptee ci lii ñi ma bokkal pôle spirituel niñ may xoolee neexul dara waaw mu mel ni dañ may menacé ni naa fexe ba buñ li ñu jot a liggéey bu ma ko fi génne muy lu xaw a jafe waaye dinañ jéem sunu kéemtalaay kàttan ni nga xam ne noonu la ñu déggee concept yi ñu mën ko indi ci cadre mécanisme d'évolution foofu ñu itam ñu def benn précision xëy na évolution bi ci angle bi ñu koy wax évolution physique la ñuy wax mais bu dee delloo si yeneen dimension de l'homme pôle yi nga xam ne ñoom ñooy ñëw ñoom dinañu ko indi bu delloo ci cadre évolution physique l'ingénieur moral daf ñu jàngal ci aller-retour ci biir chapitre bu naan la création un chef-d'œuvre d'organisation jot nañ ci wax sax bi ñuy tudd wàllu composante ak utilité leçon bii ni passé mais am na passage boo xam ni dafa attirer suñu attention par rapport ak mécanisme d'évolution passage bi attirer suñu attention mooy fi mu naan argile bi ñu defaree nit daf di argile boo xam ni ci cadre évolution nit ki mën na ko modeler wala mu di ko remodeler ba mu àgg niveau boo xam ni tâche bi ñuy xaar ci moom mu mën ko accomplir parce que ku si nekk booy dund dafa am tâche bu ñuy xaar ci yow donc boo inscrire sa bopp ci cadre évolution ak transformation yi nga war a def ci sa wàllu dimension physique dina àgg foo xam ni sa potentiel dafay yokk waaw mu mel ni ci cadre boobu wax nañu bii passé ñetti dimension yi ci niñ ko déggee diggante discussion bi dox sunu borom ak malaaka yi mais boo seetloo foofu itam am na lu sunu borom wax ci alquran te mooy wàllama aadama asma kullaha xëy na ñii firi du si bari wàllu asma yooyu dañ koy delloo ci ay tur mais ci niñ ko déggee dafa dellu ci composante yi wa allama mu paramétrer aadama ci aadam al asma composante yi kullaha dans leur intégralité mu mel ni évolution ni ñu ko déggee du option survie la maanaam du de tey dañu toog rek ne dañu bëgg inscrire suñu bopp kat ci cadre évolution donc ndax war nañ ko def wala waruñu ko def nécessairement tant que ñu ngi exister dañu am impératif pour ñu évoluer moo tax foofu du option mais survie la moo xam nag nga évoluer dans le sens positif wala nga évoluer dans le sens négatif ci cadre évolution itam mënul am lu dul adversité taxaw ci sa kanam waaw loolu aussi lu mat a xam la waaw nit mënul évoluer lu dul adversité moo tax la boroom xam-xam ba waxoon concevoir un monde sans obstacle c'est ignorer la nature des choses waaw parce que obstacle yooyu noonu ñoom ñoo lay permettre nga évoluer tey loo mën a def ci cadre njàng par exemple bu examen du am mais nu ñuy apprécier ce niveau d'étude examen yi mooy lay permettre ngay progresser sur le plan académique
donc par analogie loolu ngay dégg ci cadre évolution bi mu mel ni adversité yooyu itam sunu patriarche Seydi Cheikh Mouhamadou Moustapha Sy jàngal nañu ko ci gàmmu gi passé tudd na adversité yi 9 degrés ak 9 points d'adversité bu si nekk ak degré yi mu am ci adversité yooyu mu ñu jàngal identifier nañ ñaari adversité yoo xam ni jàpp nañ ni moo dëppook mécanisme d'évolution adversité bu njëkk bi mooy adversité instrumentale beneen adversité bi mooy adversité diététique moo tax ki toog ne man du ma inscrit sama bopp ci cadre adversité sax boobaa adversité ci cadre évolution adversité diététique dina ko def face te mooy toogal sa kër di dund nu mu la neexee lu la neex nga lekk lu la neex nga naan dara doo ko warlul sa bopp da ngay toog ba dem seeti médecin mu ne la bàyyil lekk sàngam bàyyil naan sàngam bàyyil yooyu mu lay tudd mooy adversaire yi nga xam ne ñoom ñoo la daan donc tu as évolué mais dans le sens négatif bu fekkee nag évolution la dans le sens positif li ci neex mooy dafa ni sunu borom moom moo koy encadrer moo tax mu ne adversité boobu dafay am légitimité waaw loolu moo waral diggante Adam ak Iblis sunu borom superviser ko mais supervision boobu chaque jour ñu dund ko mais dañ ci dul bàyyi xel léeg-léeg nga dem ci atelier tôlerie wala nga dem ci bijouterie nga fekk ko mu téye chalumeau téye fer chalumeau bi mu di ko appliquer ci fer bi nga gis fer bi ni muy transformé woo arbitrage boobu muy def ba mun ci génne œuvre d'art wala mu mën ci def li mu ci def arbitrage boobu mooy arbitrage bi légitime yow moom ngay def ci sa yaram ci wàllu dimension physique par exemple dans le cadre du sport activité sportive bi ngay def mais am na chaleur booy yëg c'est la température ba mu yàgg nga am ay sueur di génn loolu dafa dellu ci cadre adversité instrumentale physique la quand on applique le feu sur une matière di nga gis ay transformation yi nga xam ni moom lay def foofu la adversité instrumentale bi di dellu mu mel ni kon ñaari adversité yooyu la ñu gis ci ñu jore mécanisme d'évolution bi waaw gannaaw ba nga xamee ne gis nañu nekkul option mais survie la ci adversité yooyu ngay jaar yooyu itam di jéem a évoluer di jéem a defar sa dimension physique mais boo seetloo itam am na sunu borom fu mu wax ci alquran benn xissa te mooy yaa bani aadama xuzu zinatakum inda kulli masjid xam naa foofu itam ci ñiy firi am na terme yoo xam ne foofu nga def ci attention parce que yaa bani aadama la wax ba pare nga fële ngay tudd ñu dégg baatu masjid parce que yaa bani aadama enseignement laïque la ça concerne tout le monde waaw donc du am pertinence suñu borom di wax ak ñëpp di leen wax lieu de culte moo tax foofu ci wàllu interprétation masjid doo ko firee lieu de culte yaa bani aadama yéen nit ñi xuuzu zinatakum bien-être c'est une dimension fondamentale inda kulli masjid ci wàllu spiritualité donc foofu noonu nga koy déggee kon nag wa kullu washrabu wala tusrifu waaw foofu itam doo jógee foofu rek nen lekk leen wala naan leen waaye bu leen fër wa kullu washrabu wala tusrifu un corps sain un esprit sain dans un corps sain ngeen def ko principe de vie dafay am importance ci cadre dimension physique mu mel ni xam naa aspect yooyu la ñu amoon ci cadre évolution ni ñu ko déggee ak cadre mécanisme yi nga xam ne ci leen di jaar pour améliorer sa dimension physique maintenant pour profondeur bi nag xam naa ñu bàyyeekook suñu turandoo moo ñu ko gën a dégg moom mu ñëw ci plus amplement bu ñu paree la voie du Colisée yi ñu yàq yëpp mu mën ko defar incha allah ngeen baal ñu yàq salaamaaleykum wa rahmatullah. asalaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi nuyu ñi fi teew ñëpp di jiital ci nuyoo bi sunu sëriñ wax bi passé dama wax sama sëriñ àdduna bi yëpp dal sama kaw dama li nga def tegoo ko fenn paa yeeg maire yeeg ñëpp kon sunu sëriñ di ci teg moom Babacar di ci teg suñu mbokk am Cheikh Sarr di nuyoo aussi soxna Fatima ak soxna Haja di ñaan yàlla na yàlla mottali yëpp nuyoo yëpp nag ñu dajale ko teg ko sa loxo nga jox ko ki nga xam ne mooy sunu lépp Cheikh Mouhamadul Moustapha di ñaan yàlla mu may ko wér
gudd fan ba incha allah li mu sonn yépp mu gis résultat bi waahiran wa baatinan donte gis na ko ba pare ndax yaa waxoon ni doo ko fay ba wis ko mais da ngay taw yal na yàlla barkeel. mu mel ni dañu tudd les mécanismes de l'évolution de la dimension physique dañu def erreur nag ndax maa ngi soo xam gravité wu thème bi ni mu toll parce que mécanisme d'évolution moom kenn ci war a waxtaan moo tax ce qu'on va faire rek mooy notes yi mu ñu jox ñu liiral leen ko suñu paree question yi ngeen delloo ko mu mel ni ci premier cours bi am na ay éléments yu ñu jàngoon nañ composante jàng utilité mais moom daf ñu wax ni composante mooy cër yi yàlla jox doomu aadama ay outils la ak ay paramètres d'usine parce que téléphone boo gis dina am ay accessoires yu mu wàccaale am ay application yu ci nekk yooyu ay paramètres d'usine la donc ñu jàppee ko noonu paramètres yooyu yàlla daf ko jox kenn ku nekk pour mission bi spécifique bu tax mu tànn la loolu moo tax suñu empreinte digitale suñuy ADN benn bokk ci ak sa morom parce que kenn ku nekk yàlla dafa am benn mission bi spécifique bu mu la jox yàlla yemul foofu andi jant andi weer andi biddiw yi suñu soi nee na yooyu nekkuñ fi rek pour leeral mais dañuy ñëw di collecter les informations pour di ko jox suñu borom kon nag fa ayna tazhabuun kenn du rëcc mu mel ni beneen bi yàlla bu joxee outils yooyu am na ñoo xam ne peut-être seeni cër du mat am na ñu wàccaaleeg silmaxa am na ñu wàccaaleeg laago mais yàlla du xool ni da nga déficitaire yàlla du giseewul loolu comme handicap mais dafa jàpp ni mission bi mu lay doyee outils yooyu nga soxla moo tax yow mu nekk ci situation boobu sante ko suñu borom ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam toog na ak ay notable Abdullah ibn Maktum nekk fa mu am nu mu doxale yàlla ne ko abasa wa tawalla ne ko d'accord kii silmaxa la mais nag ñi ñuy tuddee notable ci màkk silmaxa bi moo leen ma gënal ndax moom xolam mu ngi communiquer ak asamaan te ñu ci des nag summun bukmun umyun fahum la composante yooyu nag ba tey ci jàngale sang bi mu wax ni yàlla dafa jox outil yooyu yëpp doomu aadama jël li ñuy tuddee souffle de vie te mooy nafs maasee leen ko pour lan pour ñu alimenter yaram pour que nafs di jox yaram li mu soxla moo tax mu wax ni nafs kenn du ko torturer ndax boo bàyyee rox jël devant bi ci yaram ak nafs dafay lekk yaram bi bu ko defee équilibre dootul amati tudd nañ fi théorie Darwin bi anthropologue yi di wax ni nit ci golo la jógee ainsi de suite lu faux la ndax si bu fekkoon dëgg la golo dootul am ndax golo yëpp dañuy évoluer nekk nit mais nga gis ni yàlla buy tudd doomu aadama di tudd rab du ko tudd fekk dafay wane ni nit dafa jógee ci rab dem ci doomu aadama mais dafay tudd rab bi pour rappeler nit à l'ordre loolu moo tax fa ba'atha Allahu ghuraban yabhasu fil ard loolu moo tax kamasalil ankabut loolu moo tax inna ankara al aswat la sawtul hamir loolu moo tax kunu xiradatan xaasi'in nga gis yooyu yëpp yàlla di tudd ay rab di tudd doomu aadama fekk dafay rappeler nit pour wax ko ne ko li ma lay doyee mooy nga jugee ci phase doomu aadama dem ci phase nit te bañ a wàcc suma radadnaas fala saafiliin lii wane ni aussi que ni nit jugewul ci rab mais yàlla daf ko créer bi ñuy def génie en herbe nekk des génomes donte ba léegi ay génome lañ dañu daan jàngal mbindeef yi nga xam ne kenn juru leen ñu tudd ci Adam tudd ci Hawa tudd ci généem yonent yàlla Saalix tudd ci xaru Ibrahim tudd ci yetu Moussa c'est-à-dire kon am na ci élément yoo xam ne yàlla moo leen wàccee directement kon mënuñ jàpp ni nit ci golo la jógee thèse boobu mënul dem ñu tudd utilité ci bii passé ba léegi ñu wax ni utilité yooyu nag comme ni ñu ko waxee sànq ay paramètres d'usine daf ci am yàlla jox ko doomu aadama pour mu nekk ay outils yu mu war a liggéeyee pour suy ñëwaat ci moom mu am lu mu àndaale mais outils yooyu buñ ko considérer comme ay logiciel wala ay application pour évolution mën a am il faut nga jaar ci ay mécanismes am na ay outils d'usine mooy les acquis les prérequis yi nga judduwaale inné mais nag pour nga dem ci mécanisme téléchargement dafay am pour nga am application bu bees pour mën ko utiliser pour leneen di nga désinstaller parfois yenn application yi parce que soxla woo ko di nga mise à jour yenn application yi parce que dafay laaj nga mise à jour ko pour mën ko utiliser d'une manière optimale procédé yi yëpp am na
mais yooyu moom daa am ñu koy ñu la ci mën a dimbale ba yi nga war a mettre à jour nga mettre leen à jour yi nga war a désinstaller nga désinstaller leen yi nga war a installer nga installer leen moo tax kon plan bi moo nekk noonu dañu fas yéene d'abord wax ci les mécanismes d'évolution am na yu ñu ci identifier suñu paree wax ci les facteurs bloquants am na yu ñu ci identifier suñu paree wax ci les facteurs favorisants am na yu ñu ci identifier suñu paree dem ci les boosters soo ko ñëw ci dernier point bi wax ni évolution physique pourquoi les mécanismes d'évolution 4 lañ ci identifier d'abord les mécanismes physiques les mécanismes mentaux les mécanismes technologiques parce que am na et les mécanismes spirituels premier mécanisme bi mooy les mécanismes physiques dañu gis ni Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum yal na yàlla yokk leeram dafa wax ci citation bi ne le corps avec son légitime besoin d'aliments nutritifs ñu noté baatu légitime noté baatu besoin mais pas envie noté base nutritif c'est-à-dire am na lu muy jur moo tax sañu jàngal ñu ni boo bëggee yar sa bopp sur le plan mystique li ngay njëkk a def mooy xool li ngay lekk lan la parce que li ngay lekk moom mooy dugg ci sa deret transformé wu pour di alimenter yaram bi luy alimenter yaram nag il faut mu am jeexital ci cër bu nekk ci loolu ñun ñu jël ci ñaari exemple kenn ki di Cheikh El Hadj Malick kenn ki di Staline Cheikh El Hadj Malick jëmmi jamono dem na ba dootul lekk yàpp du lekk du naan soow parce que nee na wóoru ko ndax xar mi wala nag mi lekk na yëfi jàmbur damay wax mbokk yi ma leen Maodo il est très sérieux parce que kuy analyser ba foofu am na looy bàyyi xel donc loolu mu nekk beneen bi aussi lekk lu lew dina am lu mu def ndax ba léegi Cheikh El Hadj Malick dafa am ay njabootam ñooñu sax du jëw njaboot ndax njaboot du jëw kilifaam ñu nekkoon ci daara ji doon ko jëw naan moom de këram gi du fi togg lu neex ñu sëpp ne leen waaye ak a lew loolu tamit wax la parce que li ngay lekk dafa am lu jeexital bi ñuy def ci yow loolu moom may Maodo mu dem ba mbubam wadd ci ànd boo am ay xal mu ne leen yàlla rus na lakk sama mbubb parce que dem na ba waxuma la moom mais yi mu détenir sax ay extension la moo tax yàlla du ko lakk beneen bi mooy ku mel ni Staline c'est une soit muy jàngal fii nii daf daan consommer li ñuy tuddee des pommes sauvages yooyu daan def jeexital ci moom ba musiba yi mu doon def loolu moom moo ko doon waral kon ñu jàpp ni njóobee ni kon xam ni alimentation lu am solo la parce que mooy base éducation mystique mooy base aussi éducation pour sa yaram mën a évoluer beneen bi ci loolu alxuraan yàlla am na yuñ ci jàngale wax ni yii daganal naa ko pour ngeen lekk ko yii xaraamal naa ko ci yéen parce que xam na ne yi mu xaraamal ci nit bu ko nit lekkee wala mun naan ko mën na tax évolution bi mu war a def dëgg-dëgg mu mooy déjà laa taqrabu salaat wa antum sukaara di aaye jullit yi ne leen wala jullit mënul màndi mais di leen wax ne leen màndi mënul nekk te boo ko defee bul julli parce que ku lu si dul mënoo julli donc yooyu aussi tout ce qui est illicite dafay def jeexitan ci yow moo xam sàngara la moo xam drogue la benn bu ñu rek waxuma la sax sa évolution physique pour nga dem ci état bu nit mais sa santé physique sax daf koy affecté ndax moo tax parfois da ngay xam ne daal nit kenn xamul lan la da ngay gis kiy consommer cigarette ñu bindal ko ci habit dangereux pour la santé après nga dem jënd ko kenn xamul loolu nu mu tudd kenn xamul loolu nu mu tudd am solo gi alimentation am solo loolu moo tax yàlla doon surveiller bay surveiller wàññi yonent bi parce que xam na ni loolu aussi lu am solo la ba léegi luy justifier am solo gi lekk am solo mooy ku mel ni Mariam suñu maam Mariam yàlla may na ko njaboot te pourtant amul góor parce que yeggoon na ci jamono ba góor bu ko mën a denc amu fa mais Zakaria da daan ñëw di ko seet si fa mu résider suñ ñëwee fekk fa ay provision te muy lépp lu mu war a dundee moo tax xaala yaa Mariam anni laki haza xaalat huwa min indillah Mariam di ko won ne ko man li may consommer sax si yàlla la jógee kon kooku bu mënee am doom ju mel ni Aysa war nañ ko mën a nangu ndax bu fekkee yàlla moo yore sa régime alimentaire mucc nga donc sur le plan alimentaire yooyu lañ gisoon am na beneen élément buy participer ci évolution physique bu doomu aadama mooy sport loolu moo tax ku mel ni Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam defoon ay recommandation ne na ngeen jàngal seeni doom tir à l'arc
nañu jàngal seen doom natation ak équitation pour que yooyu yëpp dafay participer ci développement nit ki. Mais aussi sport dafa nekk benn facteur bi stabilisant ndax fi ngay defee sport dama jël cours particulier sànq Mohamed dégg nga fi ngay defee sport lu muy créer ci yow mooy dafay réguler sa battement cardiaque. loolu lu muy mujjee jur mooy tranquillité d'esprit te mooy sakina mu nekk aussi lu am solo pour jullit bi. loolu moo tax yàlla xëy rek testé courage physique bu yonent bi ne ko nag jot na ñi weddi sama mbaax nga yar leen ak sa loxo. ñoom it ñu fas jom moo tax imam Bushri wax la mu wax humul jibaalu fa salanahum musaadimahum ma zaraa minhum fi kulli mustadami. imam Bushri mu ngi wax ni ils étaient aussi fermes que les montagnes. Interroge leurs adversaires sur ce qu'ils ont constaté à chaque affrontement. wax ni ku am chef de guerre bu mel ni yonent bi boo amul jom doo dem moo tax seeni adversaire am na lu ñu ñam moo tax mu ne interroge Badr, interroge Hunayn, interroge Uhud, des saisons qui furent plus meurtrières que la peste. moo tax l'islam bu taxawee ñaar moo tax mu taxaw le sang des martyrs et l'encre des savants. ba tey ci mécanisme yi permettre physique bi mu évoluer le travail physique ci la bokk parce que li ngay liggéey moo xam baykat nga moo xam pêcheur nga moo xam da ngay sàmm activité boobu ngay def non seulement dafay participer ci développement personnel mais aussi dafa am yeneen yoo si jàngee ndax xar yi nga yore sa yat di leen manipuler ainsi de suite yooyu yëpp am na luñ ci mën a jàngee te it dafay renforcer la dimension physique. xaj nañu dem ci dimension bi ci topp mooy les mécanismes technologiques parce que tubaab yi ñoom jàpp nañ ni sur le plan physique am na ay mécanismes yu ñu mën a utiliser pour évoluer. c'est très discutable nag parce que li ci mbokk mi wax sànq moo ci nag te mooy du option mais survie la mais ñoom tubaab bi li ñu jàpp mooy mën nañ utiliser technologie ba renforcer les capacités humaines pour que kooku évoluer mais ñoom ak ni ñu déggee évolution loolu moo tax ñuy tudd la notion de transhumanisme te mooy la fusion entre la technologie et l'homme pour bon xam naa ñoom bu ñu paree est-ce que ki ñuy amee ji nit lay tudd loolu tamit question la moo tax am nañ ci benn extrait bu ñuy waxee ci loolu xam naa ñu dem ci régie xool ko daal di ñëwaat. Depuis de nombreuses années déjà, la médecine tente de réparer l'homme. Les avancées technologiques permettent aux handicapés de réparer l'homme. Les avancées technologiques permettent aux handicapés de Finalement, il y a depuis toujours une certaine ambiguïté entre augmenter, se donner des capacités supplémentaires et... Depuis de nombreuses années déjà, la médecine tente de réparer l'homme. Les avancées technologiques permettent aux handicapés de marcher à nouveau et redonnent la vue aux non-voyants. C'est le rapport entre l'homme et la technologie dans cette société sans cesse en quête de progrès que questionne Daniela Serki, anthropologue à l'Université de Lausanne. Finalement, il y a depuis toujours une certaine ambiguïté entre augmenter, se donner des capacités supplémentaires et réparer un organisme qui aurait un handicap ou une maladie. La médecine a ouvert la voie au transhumanisme, ce courant de pensée qui prône une forme de fusion entre l'homme et la technologie pour arriver jusqu'à l'augmenter. Certains pionniers de ce mouvement sont allés jusqu'à utiliser leur propre corps pour faire des expériences et montrer le potentiel de leurs idées avant-gardistes. En Allemagne, par exemple, Peter Marquardt est graphiste. Il s'est fait implanter un aimant sous la peau grâce auquel il peut attraper des petits objets métalliques et surtout ressentir les champs électromagnétiques autour de lui. Une démarche farfelue qui peut paraître inutile, mais qui le dote pourtant d'un nouveau sens. Cet aimant a enrichi ma vie. Je me sens plus performant qu'avant.
J'espère que les recherches dans ce domaine vont continuer et qu'un jour, il existera des procédures plus sécurisées pour ajouter d'autres sens à mon corps. Il y a plusieurs années déjà, un chercheur académique allait plus loin. En 1998, Kevin Warwick, un professeur de cybernétique de la très sérieuse université de Reading, au Royaume-Uni, se faisait implanter une puce électronique dans le bras. Cette puce qui réagit aux ondes radio lui permettait d'envoyer et de recevoir des informations simples pour commander à distance plusieurs dispositifs électroniques. Mais cette expérience étrange n'est pas unique. Sur la toile, ce chercheur britannique a fait des émules. Aujourd'hui, le site internet américain Dangerous Things, traduit « Objets dangereux », propose à la vente des kits avec ces mêmes puces à s'implanter soi-même à l'aide d'une seringue. Cette démarche n'est pas sans danger comme le suggère le nom du site internet. Son fondateur, Amal Graftra, ingénieur en informatique, porte lui-même une puce sous la peau de chacune de ses mains. Celles-ci lui permettent de s'identifier automatiquement à l'entrée de sa maison pour ouvrir sa porte. Il peut démarrer le moteur de sa voiture sans clé de contact. Cette initiative peut sembler dénuée de sens et dangereuse. Pourtant, elle ouvre la voie, selon son fondateur transhumaniste, à la démocratisation de l'homme cyborg d'un nouveau genre. En implantant ces outils à l'intérieur du corps, nous en faisons l'usage en permanence. Et dans ce sens, nous augmentons nos capacités. mais li ñu ko implanté ci cerveau bi bu endommagé woo bu moytuwul la muy jur du baax moo tax ñoom ci seen bopp xam nañ ni c'est dangereux mais bi ñu gën a intéressé nag mooy bon bu doon mécanisme mentaux yi peut-être duñ ci xuus xëy na dañuy bàyyi rek après dinañ ci ñëw da mooy ni ngay defee sport di tàggat sa yaram léeg-léeg effort physique yi ngay def synchronisation bi ngay def ak sa xel am na lu mu lay mën a dimbalee pour nga mën a tenir bañ a gaaw a céder donc loolu il faut nga am un mental bu fort boo maîtriser pour mën ci dem xaj na loolu dinañ ci ñëwaat mais bi ci gën a am solo mooy les mécanismes spirituels parce que comme ni ko sang bi waxee ci premier jour bi élément yépp entité humaine bu ñu ko tuddee rek mooy un tout donc dimension bu nekk partie la ci mais benn du ci nekk ci service de l'autre mais kenn ku nekk da ngay rendre service l'autre pour ñu dem vers l'entité humaine donc les mécanismes spirituels ñun dañoo jàpp ni li tax mu jaadu rek mooy paramètres yi la yàlla jox nga utiliser ko à bon escient moo tax yàlla di wax nit ñi ne leen afala yanzuruna ilal ibili kayfa xuliqat wa ila samaa'i kayfa rufi'at wa ila jibaali kayfa nusibat ba mu jeex li mu ci teg fa zakkir pour ñaan nit ne ko bët yi ma lay jox doywu ma ko pour xool mais li ma koy doy mooy nga développer sens de la perception loolu dina la may nga xam adduna bi lan lañ la fiy xaare pour mën a fonctionner am na beneen bu ñuy tudd làmmiñ tamit bokk na ci outil yi yàlla jox doomu aadama mais làmmiñ mën na détruire physique bu nit ndax sëñ Sow moo ñu wax ne di nga wax baat ba sottaliku di poson cancer ñëw leneen ak leneen ñëw nga gis ne kooku li ko teg loolu la biir sëñ Sow tuddoon na ni biir ak awra ñaari chantier loo xam ne il faut ñu surveiller ko sinon mën na yàq doomu aadama parce que waxuma la sur le plan mystique mais sur le plan santé physique rek ay diabète ak ay yenn feebar yi parfois loolu moo koy andi ba nga gis nouvelle génération bi di am feebar yoo xam ne suñu maam yi amuñ ko woon parce que base bi mooy alimentation te alimentation dafa am jeexital ci dundu doomu aadama moo tax ba ci suñu ay doom ak suñu ay rak il faut ñu surveiller li ñuy lekk yi tubaab yi di defar rek di envoyer ak yenn bouillon yi ci bëri dafa am yu muy endommagé ñu bàyyi ci xel dina am solo bokk na ci permettre aussi làmmiñ boobu mën a may jëmm mu am lu mu am te mooy zikr bi ngay def ndax làmmiñ moo koy tudd mais dafay transformé wu nekk leer dugg sa yaram am leneen lu mu fa def loolu moo tax ngay xool nit rek naan ma haza basharan in haza illa malakun karim léeg-léeg ñenn ñi am ko nu gis rek daanu sedd guy ci kanamam kooku jëmmam am na leneen lu ci rax beneen bi cër yi ay ouvrier lañ noonu la leen seen saa définir ouvrier yooyu nag da ngay fexe ba du ñu chômer te muy kenn ku nekk la taxoon yàlla jox la ko nga fexe mu accomplir loolu donc buñ ko defee nga topp ko noonu benn di nga dem ba wala yazaalu abdihi yataxarrabu ilayya bi nawaafila hatta uhibbahu boo yeggee foofu nag
kuntu samaahu wa basarahu wa yadahu wa rijlahu te mooy boo jëree sa yëpp sa cër yi nga jox leen yàlla di nga dem ba yàlla délégué la pouvoir bi te mooy sa bët dootul gis mais moom mooy gis sa nopp dootul dégg mais moom moo lay seggal yi ñu lay wax sa tànk dootul dem mais moom mooy prononcé wu donc loolu nag pour mu mën a nekk il faut que nga dem ci nawaafil yi te it du ay nawaafil yu simple ndax balaa ñuy wax naafila farata yu mat donc kon ñu jàpp loolu koor bokk na ci centre de formation yi lay may nga am une évolution physique sang bi jàngal ñu ne koor campagne électorale la boo xam ne yaramu doomu aadama cër yi la yàlla di mettre à l'épreuve pour ñu xool ndax ki mu leen délégué mérité na leen moo tax mu éliminer distraction yépp ndax distraction yi ay corruption la lekk corruption la naan corruption la yàlla éliminer yépp bàyyi la ak ñoom moo tax jour vote bi nag mooy jour julli gi ñu xool ndax dañ lay yóbbu premier tour waaye ndax dañ lay yóbbu deuxième tour wala ndax dañ lay ajourné bokk na ci mécanisme spirituel mooy zikr yeeg salaat yeeg loolu moo tax ñu ngi doon jàngal bi ñuy gën a nekk ndaw balaa ngay lekk na yow allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azaban nar balaa ngay dugg ci toilette da ngay wax li yooyu yëpp ay éléments yoo loo xam dañ la koy jox muy dimbale sa physique pour mu avancer xaj na comme temps bi dafay daw dañuy avancer rek am na ay facteurs bloquants saa ñu dafa tudd baat bu attirer suñu attention ci ouverture bi te moo di non pas ouverture cours bi passé premier environnement nit mooy yaramam léegi te ñun dañ leen wëri ji environnement fekk environnement bi ci suñu bopp la tàmbalee mais environnement dafa am lu koy dal mooy pollution bu amee dañuy wax réchauffement climatique mais yaram it boo ko entretenirul dindi woo les déchets defoo reboisement mooy jikko yu baax yi nga koy pratiquer muy jur ay yiw yi di mujj di la may dootoo mën a defati safaan moo tax kon facteur bloquant yi bokk na ci pollution bi nag li ngay lekk ak li ngay jëf ak yooyu yëpp mën na ko waral mais am na beneen facteur bloquant bu mën a am mooy famille wala coutume wala culture ndax xeet bu nekk ak famille bu nekk ak ni ñuy tàggatee seen doom xam nga xale bu juddu nekk ci kër dafa am ni ñu ko war a tàggatee bu dee góor la ak bu dee jigéen la parce que ñaari tàggat yi warul bokk pour que mu mën a garder personnalité am mën a évoluer ndax dafa am ku ñu xam koo xam ne ñoom bi ñu nekkee xale dañoo amoon ci seen groupe ku xawoon a nonchalant tuuti ñoom ñu koy wax yow da ngaa jigéen doo ñu topp mu commencé di ànd ak jigéen ñi ba maara day taali léegi dafa mujj rejoindre beneen genre bi waaye leen yéen am ngeen ci responsabilité ndax bu ngeen ko intégré woon parfois ngeen tëcc ko bu yàggee dina xaw a mu góore tuuti moo tax kon yarin dafa am lu muy def ci nit beneen facteur bloquant bi mooy bon ñaar yooyu lañ identifié ci facteur bloquant bi ndax daf ci am ay éléments endogènes ak ay éléments exogènes éléments endogènes yi mooy pollution bi ma tudd yi mën a yàq sa yaram éléments exogènes yi mooy cadre bi nga nekk ak ainsi de suite am ay facteurs favorisants ci laa tudd naa baat bu bees mooy développement durable humain parce que ci suñu àdduna bu ñu tuddee réchauffement climatique tudd pollution am na beneen concept bu ñu tudd mooy développement durable quand on parle de développement durable c'est d'utiliser les ressources qu'on dispose sans pour autant les épuiser afin de permettre aux générations futures d'en profiter loolu mën na am ci cadre yaram te mooy ressources yi la yàlla jox nga utiliser ko équitablement rationnellement d'une manière bi ko yàlla di jooyee loolu dina la may nga minimiser les risques mais aussi nga disposer yeneen éléments yu lay may nga mën a fonctionner mooy capacité d'adaptation boobu donc yii leen gisoon ak yu leen di tëj mooy les boosters mooy li sañ wax ni jom ak yitte ndax nee na nit mooy doomu aadama bu tabax boppam jaar la ci jom ak yitte évolution les boosters mooy jom ak yitte ñu wax évolution pourquoi évolution pour mériter la responsabilité de calife de Dieu sur terre. Évolution physique, pourquoi? Pour contribuer à booster les deux autres dimensions te mooy dimension physique bi mooy dimension mentale bi ak dimension spirituelle bi loolu moo tax nag Serigne Cheikh wax ni 7 secteurs yi dafa am benn boo xam ne yàlla daf ko wax ne ko na surveiller résultats yi te mooy alamal moo tax Serigne Cheikh di ñaan nit ñi ne leen kunu rijalallahi misla muhammadin wal ali bal ashaabihi usudi dara fatahul mashariqa wal maghariba kullaha la bi tashayuqi wa takassuri wal kara Serigne Cheikh di ñaan ñi nga xam ne dañuy représenter diine ne leen na ngeen roy ci yonent bi wala ñu àndoon ak moom ndax ay jàmbaar pur lañ ubbi nañ penk ubbi sow te defuñ ko ak yox-yox mais dañ ko def ak fayda dañ ko def ak courage dañ ko def ak jom daa mel ni
yooyu lañ noté woon ndax jom dafa nekk loo xam ne dafay laal yeneen élément yëpp ndax Bilal jomu pas-pas moo taxoon ñu teg ko xeer bu toll noonu mu résister au même moment Ammar dañu fexe ba def genre cohésion sentimentale ci moom wax ko ne ko soo weddee dootuñu rey sa yaay ak sa waa famille mu weddi ba pare ñu rey leen moo tax mu xaw a am choc yonent bi nag ne ko garaaw ndax xam nañ ne boobu ñi mu demee la principe bi ñu jëlee mooy li ñu sëñ Moussa jàngal te mooy bu ñu xàccee bul yuuxu ndax dóoraguñ buñ dóoree bul yuuxu ndax jeex na asalaamaaleykum wa rahmatullah. waaleykum salaam wa rahmatullah. ñu jaajëfal leen ñoom ñaari ñëpp gannaaw ba nga xam ne heure bi xaw na avancé tuuti dañuy dem directement ci suñu liste intervenant yi nga xam ne ñoo bindu am nañ fi 12 intervenants loolu yëpp day dépendre si temps bi lu ñu may su ko defee bu ñeent ñëwee ñoom ñu tontu nga xam fu temps bi tollu ñu soog a yeggali ñu woo suñu mbokk Aly Ndiaye pour mu ñëw suñu mbokk Mamadou Gueye Cissé mu ñëw jege si ndax mu gaaw a rejoindre. mbokk yi salaamaaleykum naa ñu ngi nuyu sëriñ di la ñaan nga jottali ñu nuyoo bi ci mbokk yi xam naa aussi di la jaajëfal ci li ñu may parce que xam nga Seydina Muhammad dafa wax ni man arafa nafsa faqad arafa rabbahu te yow yaa ñuy jàngal suñu bopp donc fa tabarakallah yaa ñuy defal li ñuy wax ni tarbiya yaa ñuy jàngal maarifa donc ñu ngi la ciy sant di la gërëm xam na concernant thème bi ñu ngi gërëm ñaari exposants yi ñaari Muhammad nag dañoo amoon ay questions yu ñu bëgg a poser rek parce que benn bi damay njëkk a laaj évolution nit évolution mécanique bi est-ce que nekkul loo xam ni c'est personnel wala loo xam ne dafay nekk lu général évolution bi est-ce que luy nekk lu personnel wala évolution boo xam ne ñëpp mën nañ ko def parce que am na ñoo xam ni mën nañ toog mamel di dégg feneen wala di gis leneen est-ce que kooku évolution bi dina bokk ak ki nga xam ni physiquement day def ay poussé ak leneen beneen dañu gis ci documentaire bi ñu mbokk mi woon léegi ngeen wax ñu étoile de mer ak yeneen mala yi ñoo am nañ possibilité rajeunir te sang bi yow nga jàngaloon ñu ci huis clos yi li ñuy wax la réincarnation nga jàngaloon ñu rajeunissement yooyu yëpp nga jàngal ñu ko ci homme humain léegi dama laaj aussi mbokk yi est-ce que évolution nit mën nañu permettre ñun ñu dem bay rajeunir wala ñu dem bay réincarné yow def ay réincarnation benn tamit ñu gis ngeen daal ma benn mbokk boo xam ni man boog ci man ci samay bët des fois mu ñëw mel ni des fois mu ñëw mel ni la est-ce que changement yi muy def corporel yooyu est-ce que loolu ci dafa dugg ci cadre évolution wala leneen la xam naa ngeen baal ma salaamaaleykum. ñu jaajëfal ko woo suñu mbokk Mamadou Gueye Cissé Pape Moussa pour mu jege si bu ko defee ku nekk mu gàttal rek ñu ne ñu mën a participer. asalaamaaleykum wa rahmatullah ni mbokk yëpp di jiital suñu nuyoo bi suñu sanga bu tedd bi suñu capitaine di ko ñaanal yàlla taxawu ko te yàlla itam téñal ko ci mission bi di nuyu itam sanga yi tedd yi mu àndal di nuyu itam soxna Fatima su ko defee di rafetlu itam waxtaan bi ci anam bi nga xamante ne noonu la ko mbokk yi abordé suñu contribution dafay ñëw rek ci cadre dimension bi ngeen waxee da ngeen tudd dimension physique te dimension physique nekk domaine bu nga xamante ne yàlla daf ko mooñaale ak ay sens mooy les facultés sensibles yi ngeen tudd surtout ci premier cours bi léegi faculté sensible yooyu noonu
est-ce que évolution bi ngeen tudd dafa yem rek ci l'aspect physique wala dafa yegg ba ci faculté sensible yooyu noonu les 5 sens parce que dama lire ci livre bu Imam Ghazali bind mooy le tabernacle des lumières mu tudd 7 imperfections yi nga xam te ne bët dafa ko amee imperfection yi ni ko bët amee itam nopp it noonu la amee imperfection touche sens du toucher tamit noonu la amee imperfection mais 7 imperfection yi nga xam te ne moom laa ñëw ci te mooy yi nga xam te ne moom la bët amee ma dafa wax ni première imperfection bi mooy bët mooy gis nit ñi mooy gis day gis nit ñi mais bët ci boppam mënul gis boppam beneen imperfection bi mooy bët du gis lu ko sori lu ko jege rek la mën a gis ñetteel bi mooy bët du gis min wara il xijaab ñeenteel bi mooy bët du gis l'intérieur des choses mais l'extérieur des choses rek la mën a gis juróomeel bi mu ni bët lu limité rek la mën a gis mu ne mënul gis lu illimité mu ne ba tey même dans l'aspect dans l'acte même de la perception visuelle parfois la vision elle se trompe l'œil se trompe parce que léeg-léeg mën na jàppe lu rëy lu tuuti mu jàppe ko lu rëy mu jàppe ko lu tuuti nde soroy waay ba léegi ci imperfection yooyu noonu te parfois damay dégg ci yenn nit ñi wala dama toog ak benn nit mu ni ma dafa am benn góor bu nga xam te ne nii moom day gis à 7 mètres ci suuf 7 mètres ci suuf te ci sens vue bi moom moo développé ba mu mën a gis loo xam te ne dafay nekk à 7 mètres ci suuf si léegi nag loolu noonu est-ce que dafa nekk prédisposition bu nga xam te ne bu yàlla jagleel doomu aadama bi la wala doomu aadama bi dafa koy amee à travers une formation su ko defee ci gàttal la may am foofu ci question yi. ñu jaajëfal mbokk Mamadou Gueye ñu woo Pape Moussa Pouy Pape Ndiaye mu jege si. mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. naa ñu ngi juutal ci nuyoo bi sëriñ di rafetlu bu baax a baax nii nga xamante ni woowee nañu ko ci Colisée de l'éveil ak thème yu am solo bi nga xam ne moo ko tëgg mu nekk lu am solo loo xam ne ñun mën nañ ko bañ a gis mais am na ñoo xam ne fu mu toll nii seen concentration yépp mu ngi ci Colisée bi kon ñu koy sante ñaan yàlla na yàlla mottali mu mel ni rek dañu amoon ñaari question bi ci njëkk dafay ñëw ci mécanisme d'évolution boo ko xoolee ci nit ndax du da ngay xool li nga xam ne moom la ko yàlla jagleel te muy éveiller sens yi ci moom di tax mu mën a jëf ñu xam ne nit ki am na fu mu jóge ci cadre xalaatin ci cadre jëfin waaye surtout ci cadre déggin bu koy jëmale beneen étape muy première question bi ñaareel bi muy suñu waxee mécanisme physique ñëw ci côté technologie dama xamul ndax ñi nga xam ne dañu utiliser technologie yokk ko seen bopp ndax loolu mën nañ ko tuddee évolution wala du transformation xëy na loolu moo nekkoon ñaari question yi ñu jaajëfal mbokk yi bu baax a baax ci ni ñu indee seen thématique. ñu woo kon suñu mbokk Pape Ndiaye su paree ñu bàyyi leen ñu tontu ñu xool lu ñu temps bi mooy ñu soog a yëggali. am naa bu ko defee ñu ngi nuyu ñu assistance bi yëpp di jiital si nuyoo bi suñu capitaine di ko ñaanal yàlla na yàlla mottali yéene bi c'est lui l'initiateur du Colisée de l'éveil. am naa di rafetlu tamit ak suñu ñaari mbokk yi muy Habib ak Mamadou Ndiaye nii am naa Habib wax na sànq lu ma fàttali benn histoire bu neex sax muy évolution bu ñu jàng français bu ñu waxee évolution suñu xelee dem ci teelu Darwin bi te yaakaar naa lu mu wax rek moo si nekk te Serigne Sène si waxoon benn histoire bu reelu muy xale bu laajoon baayam ne ko baayam savant mu lay ko ñun fu ñu jógee mu ne ko ñu ngi jógee si golo
léegi xale bi dem laaj ci yaayam pour confirmer yaayam ne ko déet sa papa moo jógee si golo mais maag yow ñu ngi jógee si ñaar ñu tedd mi Adama ak Awa léegi nag xale bi nag def si lu rëy dem wax waa penc mi yëpp ni leen suñuy papa yi si golo lañu jóge léegi waa penc mi yëpp di daw golo yi mais lu mu si waxee rek Serigne Cheikh lu mu wax rek moo si nekk mu ni Adama benn Adama am muy Adama bu yàlla créé mais benn Adama yi savant yi scientifique yi ñoo ko créé xam naa thème bi am na solo loolu fi ñuy posé question rek mooy question bu njëkk bi dañuy wax ni l'homme est-ce que produit de l'évolution la wala création la première question bi quoi. Deuxième question bi mooy sànq Habib wax na si mécanisme technologie yi ñuy posé question foofu tey ñëpp ñu ngi wax ni avenir de l'humanité mooy c'est les IA mooy intelligence artificielle ñu ngi wax tey neurosciences yi tey ñuy laaj intelligence artificielle yan ban taxawaay lay am par rapport ak l'évolution mécanisme bu doomu aadama yooyu lañu bëggoon na laajte. ñu jaajëfal mbokk yi ci contribution yeeg question yu am na solo ñu bàyyi Habib ak Mohamed ñu tontu suñu paree ñu soog a yeggale. waaw xam naa ñuy jaajëfal mbokk yi yëpp ci seen question yi mu mel ni question yi am na pertinence waaye boo seetloo rek dañuy def suñu kéemtalaay kàttan andi suñu déggin par rapport ak li nga xam ni moom la ñu indi mu mel ni question bu njëkk bi mbokk mi dafa laaj évolution physique ndax dafa personnel wala dafa général mais ñun dañoo gis ni ñaar yëpp la ndax exercice yi ñu wax fii nga war ko def ci sa bopp c'est au plan personnel au plan général gis nañ mu général à deux niveaux au premier niveau dafay général en interne parce que day sédd yeneen dimension yi ci nit dafay général aussi à l'externe parce que yow bépp potentialité boo am da nga koy mettre au service des autres donc dañuy jàpp ni ñaari niveau yooyu yëpp la deuxième question bi dafa xaw a nuru ak troisième question bi parce que deuxième question bi dafa wax wàllu réincarnation ak rajeunissement troisième question mu wax impact de l'évolution sur les sens daal di joxe exemple de l'œil par rapport ak thèse bi mu indi foofu ñun sang bi daf ñu jàngal ni nit ci cadre évolution dina àgg foo xam ne dafay am li ñu naan une présence bu koy permettre mu am contact avec plusieurs systèmes waaw mu ne présence boobu noonu moom moo justifier nit ki di mën a àgg di gis wala di yëg yoo xam ni yow sur un plan géospatial doo si mën a am accès doo si mën a àgg waaw donc ñun cadre présence boobu la ñuy waxee ni ci la lu mel ni di mën a nekkee xaw na sax am une connotation spirituelle xëy na ci spiritualisme lañ gën a xalaat yooyu peut-être waa pôle spirituel bu ñu ñëwee dinañ approfondir question boobu mais sang bi jàngal nañu ni nit dina àgg ci évolution foo xam ni dafay am une présence par rapport ak plusieurs espaces ci cadre rajeunissement aussi ñëpp xam nañ ko ci développement physique parce que développement physique boobu dina contribuer xëy na pas di la rajeunir mais dina la jox une certaine longévité waaw donc foofu aussi am na importance trop. am na ku poser question aussi ci mécanisme d'évolution ndax dafay réveiller les autres sens effectivement loolu mooy finalité bi parce que sens yi ñu am nii dafa am benn potentiel illimité bu nekk derrière moo tax ci cadre évolution potentiel illimité boobu moom lañ bëgg nga explorer ko waaw comme ni mu ko waxee ne finalité spirituelle bi mooy nga mat yàlla njaboot nga mën a accomplir mission bi nga xam ne moom moo la bàyyi ci kaw suuf mais potentiel illimité boobu dafay doon responsabilité nga di ko explorer constamment donc boo koy explorer là en même temps da ngay améliorer les 5 sens et da ngay découvrir aussi yeneen attributs yu la yàlla jox apport technologique bi aussi par rapport ak évolution physique bi xëy na sax ci cadre documentaire bi ñu seetaan sànq mën nañ ci am benn jugement de valeur parce que ñoom ñi ko def ñu ngi poser wu la question par rapport ak degré de dangerosité bi ci nekk mais toujours ci cadre technologie ñu ngi tudd wàllu nanorobotique surtout ci wàllu médecine
waaw bu ko nit dina dem ba am àgg foo xam ni ay pathologie yi ne ci yaramam bu ñu koy opérer ay nanorobot ñoom ñoo koy def waaw donc la technologie bu fekkee dañ koy utiliser ci cadre lu baax pour améliorer potentiel physique bu nit loolu aussi dañuy jàpp ne lu baax la par exemple les mutilés de guerre ci technologie la ñuy basé wu pour di leen defal ay appareils artificiels donc foofu apport technologie dafay am solo trop ci amélioration de la dimension physique. beneen bi itam ku laaj ndax l'homme est le produit de l'évolution et de la création je pense que anecdote bi mu raconté ci sunu maam Seydi Cheikh Ahmed Tidiane tontu na boppam waaw donc ki mujjee intervenir toujours ci avancée technologique yi la wax mais loolu lañ si jàpp dañ jàpp ni si la technologie vraiment est au service de l'humain surtout par rapport ak dimension physique bu fekkee ni pour améliorer son potentiel loolu dafay doon lu baax mais warul doon rek juste ay manipulation technologique par fantaisie comme ni ñu koy gisee si yenn séquences yi daal xam naa ñun loolu la ñu amoon ci li ñuy tontu ci question yi ñu bàyyi sunu turandoo mu andi d'autres des compléments de réponse. waaw ñu ngi jaajëfal ñëpp ci intervention yi xaj na quelque rek la ñuy andi comme complément li mu wax ci potentialité illimité yi yàlla may doomu aadama pour ñaan ko nag mu def effort progresser am na ko tudd ci wàllu bët ak imperfection yu ko dal mais ni imperfection yi di amee noonu lay amee aussi à côté des milliers de possibilités pour dem ci beneen niveau loolu mooy tax am na koo xam ne basira la am ku am basira boo taxawee ci kanam man ngay transparent mais nag jagle la ñëpp moomuñ ko donte am na koo xam ne sax boo na jagle la moom day bañ parce que nee na lépp entraînement la ndax ku ko gën mérite la muy Seydi Cheikh ci potentialité illimitée yooyu la ku mel ni Ahmed Rifaa'i waxam juróoja fi xaalatil bu'di ruuxi kuntu ursilahu tuqabbilu ardi anni wa hiya naibati suñu soo moo ñu ko jàngal mu wax ne Ahmed Rifaa'i dafa toog ci rawdu yonent bi ne ko dama daan toog fa ma toog di yónni sama ruux muy ñëw di la ziar si tey nag ruux ba yaram bi ñoo ànd kon nag fan du yéen nekk waa habibal ila ne ko tàllalal sa loxo ma teg ci sama tuñ yonent bi tàllal ko loxo loolu aussi dafa am ñu ko moom ndax daanaka doo ci dégg ay histoire yu bari kon yooyu yëpp pour lan la yàlla dafay won doomu aadama ne ko possibilité yaa ngi fi moo tax benn chemin du am benn mécanisme du am y a autant de méthodes que d'individus parce que ku nekk ak say paramètres moo tax ñu dina am thème bi ñëw ñuy wax spiritualité école ou entre école et expérience parce que am na ci loo xam ne orientation bu générale la mais nag bu ñu jugee ci orientation bu générale bi bu ñuy dem composition ki nga xam ne dafa def des recherches supplémentaires note bi muy am yow doo ko am moo tax kon il faut que yooyu ñu bàyyi ci xel technologie ñu wax ndax évolution wala transformation ñii mën nañ ko interpréter comme transformation mais dégg nga ñoom nee nañ dañoo jàpp ne ñoom dañoo évoluer du leen ko bañal ndax ñoom noonu la ñu gisee li ci Mouhamed wax moo ci nekk apport de la technologie dans la médecine ñu def nañ ko nangu parce que dafay dimbali nit mais intelligence artificielle parfois utilisation bi ñu ciy def mën na juriti ay musiba loolu moo tax Albert Einstein wax ni je crains le jour où la technologie prendra le dessus sur l'humain nee na là on assistera à une génération d'idiots donc façon yi ñuy utiliser technologie parfois yooyu lay andi ndax ki jël ay puces implanté ko ci boppam te mu wóor que ni am na danger lu ko ci daal moo ko teg boppam donc yaakaar naa yooyu rek lañ ne woon nañ ko apporter peut-être ñu jàll ci beneen série de questions bi. kon nag ñu jéem a jël benn rek ba ñaar waxam ki ci topp mooy Doudou Fall ñu ngi koy ñaan mu jege si Doudou Fall.
salaamaaleykum wa rahmatullah. ñu ngi nuyu ñu fi teew ñëpp di jiital ci nuyoo bi sunu sang sunu kilifa Sayid Cheikh Ahmed Tijani ak mbokkam yu baax yi mu àndal yëpp. xam naa ñun amoon nañ benn laaj ak xëy na lu tuuti rek lu ñuy andi ndax dañu gis ni ci biir mécanisme d'évolution bu doomu aadama maanaam le corps humain da ngay seetlu ci niveau cellules yi wala niveau tissu yi wala ci organes yi ci appareils yi ba ci sax le corps humain dans son ensemble ñoom ñëpp dafa am ay principes de base yu ñuy partager ay principes d'adaptabilité maanaam da ngay gis ni bu ndox ëppee ci yaram di nga gis organe bu taxaw pour jouer rôle am éliminer ndox boobu pour que équilibre bi mën a am bu la xalaat sonalee cerveau def liggéeyam information yu inutile yi mu fexe ba débarrasser aussi loolu benn la mais à côté dañuy gis ne tamit ci mécanisme production yenn éléments yi ci biiru doomu aadama comme par exemple boo jëlee chez la femme ci phase folliculaire bi di nga gis ne am na benn réserve ovarienne bu composée de plusieurs follicules et pourtant au 14e jour de l'ovulation li ñuy bëri corps bi dina éliminer non pas parce qu'ils sont nuisibles pour notre santé mais juste que soxlawuñ leen ci waxtu ovulation bi donc follicule dominant bi mooy apparaître foofu donc ñu gis ne même si le corps mi ngi éliminer mais genre régression boobu muy def ci boppam c'est une régression évolutive waaye nag ci biir jamono dañuy seetlu ci sang yi ak soxna yi bu ñu soxlaa benn évolution physique bi bu ñuy recourir ci moyens yi ñuy jaar ba transformer seen yaram dañuy abuser par une alimentation exagérée léeg-léeg ñu utiliser ay produits yu nga xam ni daf leen di lor ci biir donc foofu tamit bu fekkee ni tudd nañ fa évolution en apparence parce que yaram bi am na stade bu mu jógee dem beneen stade dañuy wax ne c'est une évolution régressive kon foofu li ñu fa bëgg a wax rek mooy te bat la bu ñuy àbb mooy vivons physiologique logique par rapport au message que nous livrent nos organes dans leur mode de fonctionnement donc ci biir loolu ñu am ci benn laaj te laaj bi li ñu ko inspiré mooy benn baat bu maam Cheikh Ahmed Tidiane si waxoon dafa ni yàpp boo ko lekkee war nga ko ormaale 12 heures balaa nga cee teg leneen mu ne waaye ki ko lekk léegi dem tëdd bu tëddee dina gis lu nekk léegi ñuy laaj ban lien moo am ci malnutrition boobu ak psychologie doomu aadama waaye it ak ruuxam ndax xëy na gént gi léeg-léeg li ci sa cerveau intervenir waaye léeg-léeg it am lu intervenir ci sa wàllu ruux loolu la ñu amoon comme laajte wasalaamaaleykum wa rahmatullah. kon nag ñu jaajëfal ñi nga xam ne ñëpp ñoo intervenir su ko defee comme dernier intervenant dañuy woo suñu mbokk Pape Cheikh Sarr suñu paree ñu soog a bàyyi. bismillahi irrahmani irrahim alhamdulillah wasalaatu wasalaamu ala ashrafi xalqillah sayiduna muhammadin wa ala alihi wa ashaabihi wa man wala assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu yéen suñu mbokki bopp ñu ngi leen di nuyu ñu ngi leen di ziyaara ñu ngi leen di balu àq ñu ngi leen di ndokkeel ci weer wu tedd wi ñu nekk nga xam ni seen maam Sayid Cheikh Ahmed Tijani radiyallahu taala anhu wax na ni dikra la li ayaami alquburi lahum
wa fi lqubuuri lahum ahlun bi zulfaaha wax na ba tey it ni wa fi najaa'ibi lil axlaaqi tandimatun waaye nag wa fi siyaami li nafsi lmari agnaaha kon ñu leen ci ndokkeel bu baax a baax di jiital ci nuyoo bi ak ziyaara beeg ndokkeel bi la voix du Colisée di suñu capitaine di suñu chef de guerre Seyid Cheikh Ahmed Tidiane Sy di ñaan yàlla ci barke ñi mu am ñépp yàlla mottalil ko di ziyaara bu baax a baax mbokku boppam di suñu maam Serigne Babacar Sy di ziyaara bu baax a baax suñu sang yu jigéen yile di ziyaara soxna Fatima di ziyaar soxna Xajja di bég bu baax a baax nag ci suñu mbokki bopp yi nga xam ni ñoo doon présenté thème bi mu di Serigne Habib di Seyid Mouhammad tabaarakallahu waxtaan bi moom xam naa la shaacir ba waxoon rek min kulli maanan yakaadu lmaytu yafhamuhu xusnan wa yanshaquhu alqirtaasu walqalamu waaw te seen maam Seyid Cheikh Ahmed Tijani radiallahu anhu dafa wax nee na mag ñi nee na seen xàmmee nee na mooy yeggoon nee na ci ku wax ñu xam ku la jàngal takallam wa tuaraf waaye nag macha allahu ku déglu exposé bi waaw dina xam ni yéen njabootu jàmbur ngeen waaw ndax qaadi ma jaxatekal dafa waxoon ni waman lii waaw bi cheikhin di xawaariqa chammatin sarayaatuhu tahdi lmurida fa yahtadi waaw dafa waxoon ni moom kilifa gi muy wut nee na mooy kilifa goo xam ni nee na waxula moom nee na waaye boo xoolee ci ñu mu formé mu doy la tegtal Seyid Cheikh Ahmed Tijani nag moom thème bi macha allahu ñu ngi la ciy remercier ndax importance bi fu ko nit takk ëpp na ko ndax benn mbokk wax na ko fii léegi muy waxu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu wax ni man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu ndax yàlla ci cadre yi ko nit di jàngee bari na waaye cadre bi nga xam ni nag moo gën a simple te gën a jege nit mooy mu jàng yàlla ci boppam moo tax boo gisee yàlla dangay wax ni lancé na défi nit wala cex na ko ci alquran ndax fal yanzuri l insaanu mimma xuliq ndax nit boo xoolee sa bopp lu njëkk ngay nekk hal ataa ala l insaani xiinun min addahri lam yakun shay'an madkura lu njëkk ngay nekk fi la yàlla jëlee ak bi la fa yàlla jëlee fi la yàlla indi wa laqad xalaqna al insana min sulalatin min tin thumma jacalnaahu nutfatan fi qararin makin thumma xalaqna nutfata calaqa fa xalaqna alcalaqata mudgatan fa xalaqna almudgata cidaman fa kasawna alcidama laxma thumma ansha'naahu xalqan axar fa tabaraka allahu axsanu alxaaliqin li borom bi subhanahu wa taala wax ni nous avons extrait l'homme de l'essence de la terre. Nous en avons fait ensuite une goutte de sperme déposée dans un organe bien protégé. Nous avons transformé le sperme en un caillot de sang, le sang en os, puis nous avons garni les squelettes de chair. Enfin, nous lui avons donné sa forme définitive. Béni soit Allah, le plus merveilleux des créateurs. loolu ku ci jàngul yàlla kattanam jàngoo ko ci xereñam mënoo ko jàng ci leneen kon nag sëriñ bi ñu ngi la ciy sant xam naa nag suñu intervention dafa dellu par rapport ak li nga xam ni sëriñ Habib indi na ko léegi te mooy théorie de Darwin te moom Charles Darwin théorie boobu ñun ki ñu ci gàgganti
mooy seen maam Sayid Cheikh Ahmed Tijane Sy radiyallahu taala anhu ndax boo gisee ci algarbu moom Serigne Cheikh indil nañu Darwin li nga xam ni moo ko jumloo ndax gis nga mu indi yaa hal tazuru l arda baadu awaadimun min sha'niha an takraha al irnina Serigne Cheikh dafa wax ni nee na Charles Darwin mu ni li nga xam ni nee na moo ko jumloo nee na ci théorème boobu nee na mooy awaadim nee na yi nga xam ni ñoo jiitu suñu maam Adam te awaadim yooyu nga xam ni sax ñoo jiitu suñu maam Adam bokk nañ ci li sabab malaayika yi wax nañu waxee keroog ba leen yàlla waxee ni bëgg naa amal nit ndax ku ne xam na ni awaadim yooyu façon biñ daan dundee bokkul ak façon bi yàlla santaane ci kaw suuf ndax yàlla bi muy bind nit ñu ngi ci cadre malaayika yeeg seen réponse ba tey bokk na ci kim ci njëkk a waxal mooy suuf ndax keroog ba muy wax suuf naan ko inni xaaliqum minki xalqan fa minhum man ataani wa minhum man yaasini fa man ataani minhum adxaltuhu aljanna waaye wa man asaani minhum adxaltuhu nnaar mooy bu njëkk bi nga xam ni moo sabab bi borom bi subhaanahu wa taala waxee malaayika yi inni jaacilun fi l ardi xalifa qaalu atajcalu fiiha man yufsidu fiiha wa yasfiku dima wa naxnu nusabixu bi xamdik wa nuqaddis lak inni yàlla ni leen mon savoir est au-dessus de votre raisonnement inni aalamu ma la taalamuun bu njëkk bi mooy loolu yàlla day suuf waaye bu ñaareel bi nag mooy dundinu awaadim yu jiitu woon ndax Serigne Cheikh dafa wax ni Darwin mu ni awaadim yooyu nee na ñoo daan dundinu mala nee na ba àgg ci ulaika kal an'am bal hum adallu sabila nee na waaye ñoom ñoo dundinu mala nee na waaye ki leen bind nee na bindu leen bindu ni mala def leen bind fii ahsani taqwim seen jikko bopp nag tax ginnaaw ga thumma radannaahu asfala saafilin mu ni Darwin Serigne Cheikh nee na dundin bi nee na moom la jaawaleeg bindin bi waaye xam naa bu dee Serigne Habib mu delluwaat ci évolution yi indi na ba indi wàllu ñam muy lu dellu ci li mu wax ni góor gi wax na ko wax ni am na loo xam ni ci cadre spirituel mi ngi tàmbale ci xam li ngay lekk lan la ndax xam nga Serigne Cheikh dafa wax ni Seydi El Hadji Malick walil jismi min kulli l gada tayibaatuhu wa yajhalu maana rizqi duna xalaalihi Serigne Cheikh dafa wax ni Seydi El Hadji Malick radiallahu anhu nee na li mu mës a dundee yépp ci ay aliments nutritifs Serigne Cheikh nee na boo jëlee ak aliments nutritifs yooyu nee na def ko ay fibre nee na jël fibre bi nee na dugal ko ci scanneru xaqiqa nee na scanneru xaqiqa nee na du détecté lu toll ni atome ci lu Cheikh Al Hadji Malick mës a dundee ci lu xaraam nee na looloo tax nee na mu di damun xaalisun laa yaxmilu lxamla darratan min addaymi awnun lil ahiba wa xussadi exemple bu mujj bi ñu ciy joxe mooy li nga xam ni Serigne Babacar Sy radiallahu anhu def na ko fii ci Dakar gouverneur général invité ko bi ko gouverneur général invité lu ne mu defaral ko Serigne Babacar ci wàllu ñam waaye dafay gis Serigne Babacar dafay jël loxoom rek teg ko ci kaw table ji waaye nanguwul loxoom dugg ci ñam wi moom gouverneur général dem ba ci yàgg mu ni Serigne Babacar lii yépp ñu ngi ko defee ngir sa jëmm te nanguwoo koo laal Serigne Babacar ni ko sañuma ko mu ni ko ndax xawma fu mu jógee mu ni ko te lu ma xamul fu mu jógee duma ko lekk ndax mën naa jur gàllankoor ci sama digganteeg sama borom ci wàllu cadre mystique kon nag Serigne bi ñu ngi lay encourager ñu ngi lay ñaanal yàlla
ci sa barke maam yu tedd yi nga am li nga yéene ci sa xadara kilifa yal na yàlla mottalil la ko li sa kilifa yéene ci yow yal na yàlla mottalil ko te ñu ngi ci am yaakaar bu baax a baax ñu ngi jéggalu ci kaddu yi wa axiru daawaana an alhamdulillahi rabbil alamin ñu jaajëfal Pape Cheikh Sarr naka noonu suñu mbokk yi nga xam ne yëpp ñoo intervenir di jégalu ñi nga xam ne aussi mënuñu woon intervenir ndax temps bi mu mel ni waxtu bi dafa jot waxtu bi démb gën a bëgg muy la voix du Colisée waxtoom kon dañuy bàyyi rek ñoom Habib ak Mouhamed bu ngeen guddalee dinaa leen dagg su ko defee ngeen conclure ñu daal di jàll ci état bi nga xam ne moom mujj si jotaay bi ngeen baal ñu àq. jërëjëf sunu mbokk Lamine ñuy rafetlu bu baax a baax contribution bi nga xam ni moom la sunu sang def Seydi Cheikh Ahmed Tidiane Sarr dafa am contribution yoo xam ni sax dafay doon une synthèse buy ñëw tontu question yépp ndax ci wàllu tontu question li ci ëpp solo mooy nga yëg réponse dañu koy yëg te yaakaar naa ni contribution bi mu def làmb na réponse yu bari xëy na concept yi ñuy ñëw rek ñu yàgg am na ku ñu laaj différence bi mën a am ci diggante développement évolution ak progression développement bu ñu koy wax ci horizon la maanaam horizon la boo xam ne da nga koy séen di ko gis waaw da nga koy li nga soxla ci développement mooy di ko teg bët rek fële laa bëgg a àgg horizon la idéal la évolution moom amélioration la waaw da nga jógee point A bëgg a dem point B waaw amélioration boobu saa yoo yëg ni yaa ngi gën a jege point B rek yaa ngi nekk ci cadre et évolution progression yu ñuy def en phase la maanaam évolution ba nga bëgg a def jéego boo ci def progression la donc loolu mooy différence yi ñetti concept yi. am na ku laaj ci wàllu consommation de viande ban impact la war a mën a am sur le plan physique ak surtout sur le plan mystique mais xëy na loolu sax duñu wax consommation de viande mais xeetu consommation yépp ndax yàlla dafa dogal sang bi mu jàngal ñu énergie wax ñuy énergie outil la bu nit ki di utiliser pour mën a àgg mën a remplir sa tâche mën a def ay activités am améliorer ay performance am mais énergie yooyu daf ci am énergie immatérielle am énergie matérielle fi nga toog li nga lekk da nga ko war a appréhender comme une énergie matérielle bu fekkee ne ci cadre éducation mystique nga nekk énergie matérielle boo consommé war na am lu mu war a jur sur le plan spirituel moo tax dara gënul yées lekk gi ka lekk nga lekk ko fa ba beneen repas fekk la fa diggante bi defuloo ci dara énergie matérielle boobu nga consommé dafa war a am lu mu war a jur benn productivité bu mu war a jur sa diggante ak sa borom xëy na bu ñëwee ci cadre pôle spirituel sax dinañ ci xóotal wax si ba niñ ko déggee ci cadre Fatiha li tax Fatiha nekk lu absolu alors que ça nekk lu facultatif ci cadre ressources yooyu ngay jël te après mu war a jur dara xëy na bu ñëwee foofu dinañ ko yaatal xam naa concept yooyu rek lañ bëggoon indi ci cadre question yi ñu laaj ngeen baal ñu àq. La place à la voix du Colisée. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. ñoo ngi nuyu ñëpp di baalu ñëpp di masawu ñëpp sant yàlla rek xam naa sama mbokk ñaareel ñoom tey seen ndogu foor na waaw exposé yi am na solo waaye li ma leen ko waxee woon rek du ma nangoo partagé ak ku ma mënti doon te yëguma mu jur njëriñ bu fekkee loolu si nar a am rek ñu bàyyi ndax perte de temps mënul weesu maam saaga sa bopp mënta weesu ngay perte sa temps te bu fekkee damay partagé ak nit gis ni li ma koy wax jëriñu ko jëriñu ma amatul sens ko ñu bàyyi ko waaye macha allah ñu gis ni wax dëgg neex yàlla mu ngi am jeexital yàlla yàlla xeet dolli man daal dama xamul tey nu muy demee ndax xëy na sax lundi
amoon na question yu jib yoo xam ni xëy na tontu ko waroon na waaye da ngay xam ni boo ci duggee doo mën a indi réponse bu satisfaisante loolu nga dugg ci temu tey te bëggu moon anticiper xanaa ñu xool lu ci xaj rek ñu ñëw ci bi si njëkk xëy na sax ñëwaat na tey te muy li ngeen di woowee handicap maanaam nit mën na juddu silmaxa nit mën na juddu manqué leneen ci li ngeen di woowee manqué ndax man tuddeewu ma ko manqué gis nga dégg la laaj ndax yàlla moom xoolewu ko noonu bu leen fàtte ni nit ku nekk li mu soxla ci liggéey bi ko yàlla li doy daf koy indaale kon li ngeen di woowee manque mënta nekk yàlla du joxe lu matadi waaye gis nga il faut ngeen xool angle de perception bi ngeen ciy jël dans le sens où nekkul problème mu dafa am lu ñu manqué déedéet seen perception lañ ajusté par rapport ak réalité bi ñu war a dundee réalité boo xam ne nag léegi seen évolution ci lay tëdd pour mën a jàngalaale ñeneen ñi nga xam ni seen njos a ngi fonctionné te jëriñoo wuñ ko ndax nattu mënta weesu say bët di dox say nopp di dox ngay dox ak say tànk di jox di téye ak say loxo te yàlla xam ne ni benn amulul ci njëriñ moo tax bu fekkee ci ñun jàpp nañ ni athée mooy preuve tangible de l'existence de Dieu noonu lañ jàppee ci ñi ngeen di woowee handicapé ñuy les premiers enseignants de Dieu ndax ni ngay toogee di jàmbat ah tey de liggéeyuma sama liggéey metti nga gis léegi koo xam ni xëy na ay cëram matul ay bëtam doxul ci waxin moom mu dem di daani dooleem di jël di indi boo ci xoolee di nga ami jom de noonu rek la toll moo tax ñoom sax seen processus d'évolution am na fu leen ci yàlla di jàppale li tax boo leen seetloo ku ñàkk ay bëtam noppam gën a baax te kon imprécision bi bët daan indi nopp da koy dàq ndax moom angle de perception bi mu lay indil dafay différent kon nag ni ngay analyser dootul bokk kon nag liy juumloo ki am bët du la juumloo yow ndax li ngay dégg moo ëpp li ngay gis yooyu yëpp ay façon la waaw bi ci des xëy na ñoo ngi tudd baatu alimentation waaye alimentation yi dafa am lu ci Serigne Cheikh wax te mooy li mu wax ni dugub ak dund bokkul dugub ak dund bokkul nit amal alal bu dul jeex amal ressource yu dul jeex lekkal matin midi soir taxul nga dund nit ñàkkal lépp ne la lépp rëcc ne lépp jafe ci yow waaye yàlla dundal la foofu li nga ciy jàngee lenn la xam nga sax ñoo ngi indi Cheikh El Hadji Malick indi Serigne Babacar waaye gis nga yooyu ay enseignement la ndax gis nga technologie bi yàlla def ci yaram weesu na sax loolu ñoom seen fonk gi ñu fonk seen principe moo tax technologie boobu sax duñ ko jëfandikoo waaye yàlla may na nit capacité wu tey jii lekk lu la neex di nga trier sa yaram lan la ci nangoo absorbé li ci des yëpp ay génn ce qui fait que au final li ñuy wax alimentation équilibrée soxlaatoo ko parce que yaa koy équilibré sa bopp sa yaram mooy xool ne exactement lii ak lii laa soxla li ci des yëpp génnee naa ko ci loolu aussi loolu yëpp xam nga Pape Cheikh Sarr koy indi léegi théorie wu Darwin gis nga déggoo dafa jafe ndax en effet dafa juum comme ñu bëri ni ñuy juumee ci cadre nit ak doomu aadama xam nga dafa ñëw ci question yi ñu posé premier jour bi lundi baatu destin bi ñuy tudd destin nit moomu ko doomu aadama ko moom
nit moomul destin volonté la moom dama ne nit moomul destin volonté la moom doomu aadama moom toog di xaar yàlla ne ko demal fii ndax xëy na doomu aadama am na xel waaye dafa am lu ñu woowee le noyau humain le noyau humain mooy fi nga xam ni xel ruux ak yaram foofu lañ daje nit bu dee man gi foofu la origine waaye comme doomu aadama amul loolu évolution sax la volonté bi amul soubassement amul fondation bu mu mën a teg tànkam pour mën a léegi avancer loo nit ci cadre évolution am moo tax destin doomu aadama ko moom waaye nit volonté la moom ci volonté boobu lay jaar li ko yàlla sant mu mën ci dox te du ci def faute ci volonté boobu lay jaar defal yàlla li mu soxla ci moom sans pourtant yàlla di def benn annotement ci loolu lay jaar ba def liggéey bi nam ko war a defee te bu pare kenn du ko teg amende kon nag volonté nit moo ko moom mais ci complexité boobu ci évolution nit mais xam nga yàlla il supériorité bu ma ko tuddee sax ngeen baal ma saaga la ndax weesu na supérieur ndax koo xam ni bu la bindee créel na la père et pourtant père ba ku ci nekk la ngay jëriñ moo ci sa morom moo tax xam nga bu ñuy tudd ay baatu genre ak yooyu dañoo déggul dañoo comprendre ni góor ak jigéen dañoo bokk fu ñu nekk waaye seen rôle ak seen objectif seen finalité c'est pas la même chose ndax xanaa xamoon ni tey ji góor évolution mënta jaar yoon loolu mook soxnaam diggante bi demee ni mu war a demee jigéen it évolution mënul jaar yoon loolu digganteem ak boroom këram li fa war a jaadu fa ndax tey jii boo leen seetloo scientifiquement ça a été prouvé ci cadre physique góor performance physique am gannaaw bu séqeek soxnaam ba pare ci la yaramam di gën a mën te loolu performance physique rek la bokkul nag léegi effet bi mu am ci xel bokkul ak effet bi mu am ci ruux bu fekkee nag léegi diggante bi moo ngi tege ci yàlla ak dëggam muy beneen affaire mais jigéen aussi ak lim ciy jëlee mais lan moo tax règle am règle jigéen moomu ko règle jigéen moomu ko góor a ko moom ndax boo leen seetloo góor gannaaw acte sexuel ci la xelam di gën a yeew ci la xelam di gën a clair ci la analyse am di gën a précise moo tax daf koy soxla di ko soxla waaye dina am moment boo xam yàlla daf koy naan kaay il faut que ma natt la règle digg si mais gis nga pour wax la xam nga yàlla ni mu bëggee équilibre góor yàlla daf ko mel xel bu flexible ce qui fait que situation bu ñëw mën na adapté wu très rapidement mën na xool solution bu mu mën a am jigéen sur le plan physique yaramam moo gën a avancé bu góor waaye xelam dafa dégg xel bu rigide moo tax lu mu xas ba jàpp vision bu mu xas ba am ci àdduna du ko nangoo bàyyi moom kay loolu lay ñëw changé wu dëpp ak moom li mu bëgg waaye moom pour mu changer dafay jafe ce n'est pas impossible mais dafay jafe mais gis nga li intéressant nag léegi mooy ci cadre diggante boobu ndax jigéen bu séqee góor dafay absorber ADN am jigéen dafay absorber ADN nu góor ce qui fait que moom ci waxuma la sax ci cadre fréquentation bi mais physiquement dafay absorber trait wu góoram di transformé wu di gën a adapté ak moom di gën a dëppoo ak moom léegi nan la nit mën a gisee lii ne yàlla amul xaju fi xaju fi gis na ci yii yëpp la yàlla di dox ci yii yëpp la yàlla di tëral xam nga mooy li muy wax ne yàlla ñu bëri dañ ko déggu ndax dañuy xaar ci moom miracle loo xam ne da ngay xëy teg ci sa bët mais dañoo comprendre ni yàlla échelle d'action c'est une échelle microscopique yàlla du dox ci li yëpp yi di gis moom li muy pare na ko ca atome ya kon nag da ngay xëy gis ni lépp sotti na doo xam fu mu jaar
doo xam nu mu demee moo tax ñu naan yàlla noppi na démb tey soog a ñëw nii la demee xëy na sax yëpp xaju fi xanaa rek bi ñuy tëjee ndax ñoo ngi koy tudd yaakaar naa bu dul sànq it di lundi cannibalisation bi am diggante dimension yu bokk yi xel am na fu muy toll ci évolution day gàllankoor yaram bu fekkee yaram moom it évolution tollawul ak bu xel ruux même chose yaram même chose lan moo tax ñu am stéréotype ku am yaramam nu mu toll rek xelam du toll foofu waaye gis nga dafa am ko ma ci gàgganti du ma ne sax gàgganti waaye daf ma ci indal gisin bu bees ci waxin benn bodybuilder lu bu ñu woowee Kai Green ponkalum nit waaye dama dégg mu wax joo xam ni ku yabu bàyyi ko xel daf ne gis nga nit ñi dañuy wax mel ni dafa am choix boo war a def mel ni nit soit da ngay am xel bu jaar yoon wala nga am yaram bu jaar yoon mu ne man nag d'accorduma mu ne man li ma gëm mooy sama xel dama koy tàggat ba mu àgg fi mu war a àgg bu ma paree tabaxal ko yaram bu toll ni moom ndax moo ko war a mën a abriter et il a parfaitement raison ndax xel dafay màgg xel dafay màgg Serigne Babacar moo jàngale paan bu feesee loo ci dolli mu tuuru même principe bi la sa xel boo ko mayul environnement bu mu mën a étendre mën ci épanouir mën ci évoluer mais foo jëm loolu tax da ngay dem ba mujj gi lu ndaw lu affecté sa xel sa yaram yëg ko ñëw rek mu nouvelle bu doy waar xam nga xalaat bu doy waar am nga problème sa yaram dootul fonctionner ci journée bi ainsi de suite waaye yaram it noonu lay amee même effet bi ci xel moo tax muy sportif muy intellectuel il faut que ñaari jaxasoo nit bu waree mat il faut que mu nekk un athlète hors pair mais il faut tamit mu nekk boroom xel ak boroom xam-xam boo xam ni kenn du ko raw ci jamonoom moom la Socrate waxoon ci waxam ba xëy na sax moom xëy na comprendre gravité wu li mu wax mu ne jaaduwul ci nit mu dund ba àgg benn âge bi te seedewul yaramam li mën ci kàttan ak taar c'est très important parce que dañ ko doon waxtaanee xëy na sax dina laa ci benn question bu ñu posé évolution dañ koy tudd di tudd développement xëy na sax léegi tudd nañ progression waaye croissance tamit ci la bokk léegi nag lan mooy différence yi bu ñu nee évolution application principe bi la waaye bu ñu nee développement plan bi la plan d'évolution bi la moo tax da nga koy séen waaye du moom moo dafay yóbbu progression constat bi la constat d'évolution bi la moo tax moom day ñëw nekk seede ne la yooyu yaa def nangam progression la ñuy tudd foofu croissance day dellu ci cadre médical te day dellu aussi ci man li may posé est-ce que réellement fi médecine yamale nit foofu la potentiel am yam ndax nit nu muy demee dafay judd di màgg ba màgget jot bi détérioré ba dugg ma bàmmeel et pourtant ñun ñu jàng ci li ñu yàlla jàngal ni nit évolution warul demee noonu loolu du croissance am kon croissance lan la croissance plan la ba léegi mais plan bu idéaliste la loo xam ne da nga koy tudd mu grandiose waaye xam nga ni ci application dina am ay failles mais nag évolution kon ba léegi mooy lan évolution mooy permettre nit bon ci cadre physique lañ nekk xanaa yi ci des buñ ca àggee ñu tudd ko évolution mooy permettre nit bu neexoog yaramam tàggat ko ni mu ko war a tàggate def ci moom li mu war a def ci moom yar bakkanam na mu ko war a yaree fi ñëpp di sonn moom moo ngi fonctionner fi ñëpp di xiif moom moo ngi ree
ndax xam ni li mu denc ci ressource laalagu ci dara mu delluwaat ci li ñu doon wax sànq ci waxu Serigne Cheikh dund ak mboq bokkul. loolooy permettre nit mu xamanteeg yaramam façon boo xam ni balaa dara di ci dugg moo xam corps étranger la moo xam leneen daf koy tàggu. loolooy permettre nit bu feebar dikkisee mu décider ba xam nangu na mu daaneel comme déet lii yëpp ci nit la bokk waxuma doomu aadama. kon nag une évolution nécessaire c'est très important c'est très important xam nga dafa am tamit Habib lu tudd sànq mooy poson boo xam ne da nga koy jël daal di am problème gis nga yàlla ni mu màndoo c'est extraordinaire nit doxalinam ak ay moromam doxalinam ak juridiction doxalinam ak yeneen mbindeef yi fi nekk yaramam dafay seede moo tax élection foog mu am premier tour corps résultat yi korité deuxième tour résultat yi fan la tabaski mag ñi jàngale nañ lu ne Serigne Cheikh bi doon wax ni nit warul tër xar ren ni ko loolu mu wóor ko ni gëm na ko c'est extraordinaire ndax xam nga ñu bëggee dafa am lu ñu comprendre gis nga ñoo ngi tudd évolution nit fii la jógee fële mais est-ce que xam nañ lan lay yàlla jàpp moom muy golo ci bëtu yàlla mooy ki nga xam ni tey jii am na yaramam am na xelam am na ruuxam waaye lànk ne du ubbi xolam du ubbi xelam loolu ay caaxaan. kon nag ci baat boobu évolution scientifique bi ñuy wax amul parce que seen golo yooyu ñoo fees jamono seen golo yooyu ñoo indi crise jamono seen golo yooyu ñoo yàq àdduna kon nag évolution bu fekkee dafa amul ci golo ci doomu aadama jëm ci nit la mën a am mais li jar a bàyyi xel mooy nit ni muy jàppalee boppam. xëy na sax lii dina xaw a dugg ci thème lundi bi ndax utilité bi foofu la nit am na nu muy doxalee waxuma la sax ak moroomam mais ak boppam yaramam gedd ko nit xëy di yëg ci boppam feebar yoo xam ni dana dem ci docteur dana dem ci hôpital dana dem fu ne duñ gis dara et pourtant moom ci boppam xam na ni il y a quelque chose qui cloche waaye de l'autre côté aussi ci évolution nit dana am nu muy jëfanteeg ay moroom nu muy jëfanteeg boppam dana xëy éléments yi war a daje yëpp pour mu yam fa daje ci moom et pourtant yaramam xelam ruuxam bu si nekk ak intervention bi muy def bu si nekk ak opération bi muy def ba dàqal ko loolu nga dem ci docteur dem ci ku ne mu ne la ah yow de ni nga wéree nii ñi tolloog yow yëpp am nañ yeneen problème nga xam ni kon am na foo jaar ak sa bopp ah guddal naa nag guddi na ba pare te mbokk yi li ñu indi mat na ba pare xam naa ñoom sax dañuy xaw a xeeb yi ñuy indi waaye macha allah ni ma ko waxee sànq rek fekk njëriñ a ngi am évolution ngi am fekk évolution ngi am sant yàlla ngi am loolu rek a ci nekk ah du ñu gën a guddal ndax xam naa buñ ko toppee moom dinañ dugg ci yeneen thème ak yeneen dimension waaye ah bu si nekk ak fanam incha allah yàlla baax na ci dimension bi yaakaar naa des nañ ci vendredi ah bu vendredi jotee ñu xool rek ñu ne lu ñu mën a contribuer incha allah ah ñu def noonu kon wasalaamualeykum wa rahmatullah. ah kon ñu jàngaat fatiha falax ak na salaatul fatiha ñu ñaanalante ko suñu biir ñaanal ko ki ñu amul ku dul moom boole ko it ak ki mu amul ku dul moom ñu jottalil ñu ko mag ñëpp bismillah.
amiin incha allah. بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا rek rappeler programme bi te mooy vendredi prochain si la ñuy traité li nga xam ne mooy tënk semaine bi yépp mu nekk la dimension physique de l'entité humaine de la perception à la perfection si la ñuy profiter def synthèse bi maam daal di ñuy édifier ci yeneen question yi nga xam ne yëpp mbokk yi am nañ ko te jotul génn beneen bi ñuy fàttali ñëpp ne séance yi Mourchid TV mu ngi koy rediffuser chaque fois si lendemain au séance bi bu 17h20 jotee ngeen mën koo seetaan ginnaaw loolu gannaaw ba sang bi def na ñaan ngeen baal nu àq